asalaamaaleykum mbokku internet yi comme ni ñu leen ko waxee woon léegi donc yéenay ak seen xarit seen invité Djidé Ñox donc c'était une promesse ñu dem daal di visiter case de santé bi nga xam ne moom moo nekk Bounaba donc di leen di jaajëfal bu baax a baax même pour internet yi yéen ñi safoo di ndamoo seen émission koom-koom donc yàlla def tey nag ñëw nañ ci case de santé bi donc fekk fi personnel bi lu ñu def dara xanaa jox leen micro bi ñoom ñu def présentation balaa ñuy dugg ci biir émission bi asalaamaaleykum. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu bëggoon nga def sa présentation yaa ngi ci biir émission koom-koom émission bi nga xam ne day am ci biir Bounaba TV ñu bëggoon nga def sa présentation ak aussi sa poste biir case de santé bi. waaw di leen nuyu rek di leen remercier aussi ci teewaay bi fii di remercier aussi ñi nga xam ne ñu koy seetaan man maa ngi tudd Abdourahmane Dia nekk fii ci case bi ak samay collègues yi fi nekk di liggéey. ñu gën a xam nag ci abo la ñuy woowee. macha allah jërëjëf ci présentation bi donc ñu ne ko abu rek ndax Abdourahmane comme ñu gën a xam abu lañ koy woowe donc ñu jàllaat suñu ndey jowa donc am na ñaari soxna ñi fi nekk donc ça prouve que à côté d'un homme il y a toujours les grandes dames asalaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam. waaw ñu bëggoon xam sa tur bi ak soit yow ci patiente yi nga bokk wala yow dangaa bokk ci personnel yi. personnel yi laa bokk maa ngi tudd Ndeye Bintou Sané madame Goudiaby sage-femme d'État la maa ngi fii ci case de santé bi tamit maa ngi samay collègue. macha allah donc madame Goudiaby ñu ngi koy ziar bu baax a baax donc ñu jàll ci keneen gi ndaw si ak musóoram bu njëkk bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ñu bëggoon rek nga defal ñu benn briefing sa présentation bi ak sa liggéey ndax fi ngay liggéey wala di daal fekk nga faju. waaw maa ngi leen di nuyu di leen ziar maa ngi tudd Aminata Sané ci personnel bi laa bokk. ASC matron laa fi. macha allah donc jërëjëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax donc fii fekk nañ fii ñëpp foog naa fu ñu fekkee fii matron fekk fii ay infirmière donc di jaajëfal am na suñu benn tata aussi bu génn donc soxna Awa Ndaw aussi mu ngi ci biir donc sans plus tarder aussi dañuy dugg ci biir a biir donc jox Abdou nga defal ñu benn briefing bu ndaw daal donc ndax bu ñu nee case de santé Bounaba donc gis nañ population Bounaba nu mu toll. donc chaque fois dañuy xëy ni ñuy dem case de santé ñu bëggoon xam daal seen liggéey nga defal ñu benn résumé bu ndaw donc seen liggéey ci case de santé bi ndax yomb na ak effectif yi ngeen fi am fii donc ak taux de garab bi ngeen di am ndax est-ce que yomb na ndax ci liggéey ci case de santé bi ak par rapport ak li ngeen di am. waaw merci beaucoup ci question bi xanaa defal la am tuuti rek ci historique parce que fii moom xam nga ne village bu enclavé la Bounaba comme dafa enclavé te fii bu njëkk da nga gis moom ñi dañ daan dem ba ay mbam yootu vaccination yi dañ ba kër sër muy côté Bayax pour ci vaccination yi donc ak jafe-jafe yooyu mag ñi xam valeur santé moo tax depuis bu yàgg daal ñoom ñuy jéem a xalaat ñu ñuy def nga xam ne ñuy dem am benn structure santé fii doon ci waxtaan di ci dox di ci laajte da nga xamante ne gis nañ ne donc am ko fi dafay am solo ñu commencé woon ci case en paille maanaam néegu ñax dañ ko commencé def mag ñee ko doon def boobu ñun de ñu ngi doon jàng ñu aussi foog ñu nekkoon ñoom tamit bëggoon nañ affaire santé aussi ci lañ commencé ci néegu ñax bi am ay partenaires yoo xam te ne ñoom ñoo tabax ñaari néeg yi fii ak fii partenaire anglais ñu tabax ko dem ba si yàgg ñu am ay partenaires aussi comme USAID agence fonds développement social ñu ñoo def tabax bi miire yokk ci kii comme fii aussi accouchement bi da daan am problème parce que yéen kenn du leen ko nettali parce que da ngay gis nit ñi daan def ay saret pour déplacer wu boobu fii dafa metti yokkal ñu salle d'accouchement formé ay matron formé ay ASC ñu ne ñu dem defi ay formation ci wàllu santé moo ñu andi fii mais bu dee ci début bi nag dafa metti woon fréquentation bi yombul woon parce que nit ñi comme miin nañu ko comme kiiwul amul garab amul dara mais ñu nekk fi rek ak gis nga ñi fi nekk ñëpp ci volonté rek lañ fi nekkee mais nekkul lu ñu am fii donc loolu courage rek moo fi bàyyi ñëpp ñuy liggéey bëgg jàppale seen gox aussi ci wàllu garab am nañ ay partenaires am te ne ñoom ñuy jàppale ci wàllu garab de temps en temps mooy partenaire waa BTW ñu xam nga leen jokkoo aussi ay partenaires lañ parce que gis nga bâtiment bële après mën nga ko xooli ñoom aussi ñoom ñoo ko tabax de temps en temps ñu ñëw andi fi seen matériel ay compresse ñu leen wax
xëy na peut-être ñu gën ko approfondir macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax donc mbokk internet yi yéen yi safoo di ndamoo seen émission koom-koom mu nekk ay éclaircissement yoo xam ne donc ki ñu fi fekk ñu gën koo xam ci turu Abou donc joxe na ko donc case de santé bën na ba nekk na loo xam ne donc bu muy débuté métti woon na lool ñu def paay donc yàlla def ñuy dem bu am tabax mais donte nag am na lu des am na lu ñu bëgg am na lu ñu njort ci kanam ñoo ngi liggéey malgré tout donc Abou wax nañu actuellement ne donc ñi fi nekk aussi dañuy liggéey donc di ci jàpp donc lépp loo xam ne aussi fekk na leen ci ñu xam ne noonu la mais nekk ñoo xam ne comme ça dañ leen di jël di leen di fay xanaa soxna si ñu laajaat la par rapport ak li ngeen fi am parce que Abou nettali na léegi donc seen condition ñun xam nañu metti na donc ñu nekk ba na ba aussi xam nañu donc yàlla def na population bi léegi tàkku na est-ce que yomb na aussi pour jigéen surtout ñi fi war a nekk ba war a accoucher ndax fii la ñuy defee passer seen visite fii la ñuy defee seen accouchement et tout ak seen ñekk et tout nga indi ñu ci benn résumé bu ndaw daal. voilà ma lay remercier ci question bi nga posé daanaka fii kii nu mu tudd si jigéen ñi pour ñuy def seen consultation yombeewul noonu parce que comme ku nekk am na ku la jiite kii poste de santé ñàgg bi ñoom ñoo couvrir fii de ce fait par chaque quinzaine ñoom dañuy ñëw fii ñoom ñooy def seen i kii ñooy def seen i consultation pour femmes enceintes yi ak femmes yu accouché ba pare léegi pour ay planning familial tamit am na yoo xamante ne ñu mun nañ ko def mais am na yoo xamante ne tamit dañ ko limité ñoom ñoo koy def ne accouchement tamit am na kii ñoo xamante dañ daan fii accouché mais léegi accouchement bi tam dañ ko limité nekk malade bi fi ñëw da nga koy référé ci poste de santé looloo tax pour nit ñi accoucher fii ak consultation yombewul te en plus distance bi dafa xaw a sori comme bu jógee Kër Bala ba fii femme bu nekk en état lu yomb pour mu jaar soit suuf si wala tool yi ba mu egsi fii nga xool tamit koo xamante ne dafa nekk ci matu pour mu egsi fii du yomb yoon bi praticable yombul te en plus tamit pour ñëw kii matériel des na daal pour ñu mën a installé carrément naan fii am nañ maternité carrément personnel bi nag ñoo ngi góorgóorlu def li ñu mën moom wax dëgg ca yàlla mais nag bu ñu amoon lu ñu yokkal tam daf ñuy gën a gën a macha allah bu ñu amoon lu ñu yokkal def ñuy génnal muy kaddu yi nga xam ne dëpp na ci madame Goudiaby donc sans plus tarder aussi ñu joxaat Aminata Sané ñu gën koo xam ci Amino xanaa kay ñu laaj ko ci affaire li nga xam ne aussi madame Goudiaby wax na ko léegi ñu laaj leen ndax est-ce que garab yi nga xam ne waa dëkk bi ñoo ngi koy sàkku ji est-ce que à chaque moment aussi ñoom bu ñu ñëwee ndax dañ ko fiy fekk ndax comme feebar boo fi indi aussi mën nañ ko fi faj comme nga xaw ñu approfondir lan tuuti. waaw garab yi bu ñu ñëwee am na garab yoo xamante ne dina fi am. waaw am na yoo xamante ne tamit am na yenn cas yoo xam tamit duñ leen jël. yenn cas yi moom dañ leen di référé. mais garab yi comme par exemple bu fekkente ne wàllu sibiru wàllu biir buy daw. yooyu yëpp dañ leen di jël en charge. loolu aussi ñu bugg laa laaj ci affaire garab yi parce que man damay gis hôpital yi nekk Dakar ak ailleurs feneen donc fépp foo dem dañ lay consulter da ngay jënd ticket ñu bindal la ordonnance nga dem ñu jënd est-ce que yéen noonu ngeen koy defee wala am na action yoo xam ne da ngeen koy def ngir jàppale. waaw fii boo xoolee garab yi. diñ koy jëlee fee Dakar ak fii niñ koy joxee fii moo gën a yokk boo xoolee. waaw mais am na yoo xamante ne. boo amul dañ la bindal ordonnance nga dem faju ji ticket bi tamit. xale yi dañuy fay 100 francs mag yi dañuy fay ticket 200. waaw macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Aminata Sané donc xam naa mbokku internet yi ku seetaan xam ne yéen da ngeen di liggéey ci bénévolat ndax ay ticket yoo xam ne ay ticket 100 francs ay ticket 200. to je pense que paracétamol sax di jar paquet bi 100 francs pharmacie donc yéen da ngeen di faj di maye donc sans plus tarder aussi donc dañuy joxaat Abou mu daal di ñu expliquer ndax léegi rek wax nga ne manqué ngeen ay moyens trop donc boo doon ñaax aussi askan bi ñi nga xam ne aussi parce que boo nee case de santé bi fréquentation bi bariwul donc waa bënn ba ñoom ñoo war a def fréquentation parce que lieu boo gis donc ñu fa dëkk ñoom ñoo koy dundal léegi lan ngay ñaax askan ñi nga xam ne par exemple dañuy feebar toog kër ga ne tayal naa dem case de santé lan nga leen di wax ak yow boo doon lancé appel donc ñan ak ñan ngay ñaax ak lan nga bëgg ñu gën a jàppale case de santé bi pour liggéey bi dem ci kanam. waaw tout d'abord rek xam naa fi kii jeexale lay commencé maanaam bu ma nee fréquentation bi début bi pour l'instant dina am na fréquentation di tàpp ñu ngi ñëw mais gis nga structure santé comme ñun Sénégal dañ koy ni ñu koy xoole rek mooy bu ñu nee case de santé mooy li gën a ndaw li poste de santé moo ci tegu bon da ngay gis ko am te ne def naan li ko neex mooy mu ne
hôpital laa demoon alors que kii bi commencé woon mën nañ ko fegal loo xamante ne mën na bañ a yegg hôpital maanaam loolu mooy maanaam par pyramide la ñun ci domaine bi ñuy gën a formé mooy jéem a njëkk maanaam njëkk gestu ci malade bi nga xamante ne au moins bi nga xam ne kii de fi mu jëm baaxul ñu teel ko conseil mu teel a dem bu ko defee teel a faj mais ci côté moyens yi parce que fii xam nga da nga ne dañ wax nañ ne dañ ko transféré en kii mooy ci communes yi ñu ngi jàpp mais aussi soxla nañ ñu gën a jàpp parce que comme dañ ne commune bi léegi bu ci nekk war na comme agent de santé yi fa nekk war leen jàppale kon commune bi war na jàpp xam nga tout le temps mënoo di dem di casse di demande parce que kenn ku ci nekk ak sa habitude nooy dundee ñun li ñu xam mooy bu ñu waxee suñ li ñu war a wax dañuy noppi tout le temps dañ ci nekk di kii donc commune bi aussi mu ngi def mais war na yokk loo xam ne pour jàpp ñi nga xamante ne ci institut santé parce que ñu fi liggéey ñoom tamit ci bénévolat la ñu liggéey donc commune bi war na ci mën a jàpp parce que ñoom moom lañ jox domaine boobu pour mu gérer pour mu koy toppatoo loolu daal lañ doon am pour commune bi ni ci yokk bien vrai fii population bi moom mënuñu leen wax dara parce que aussi ñu ngi jàpp ci fànn yu bëri parce que ki la wóolu ñëw di la seeti donc mu ngi jàpp mu ngi participer mais ni ko kii waxee aussi gis nga boo xoolee fii ci bële la bokk mais booy xool population bi aussi Kër Bala am na population parce que bu njëkk fii kese moo amoon case de santé mais Kër Mayam Mbengue nga léegi ci benn la bënn bi la mais am na case de santé mais Kër Bala aussi bu ko amoon parce que buñ ko yéegaloon ba niveau poste aussi parce que ñu ngi ciy dox mais boobu ba léegi sottiwul te fii ñi fi nekk ñu qualifié kese fi nekk na xëy na day kenn ku ci nekk day nëbbatu rek mais ñu qualifié si ñu ci nekk te en plus aussi ñu nit dañ nekk ñoo xam ne respecté nañ autorité parce que ñi ñu supérieur dañ leen jox cër donc li fi ñu wax nañ yem rek fa la ñuy yem mais am nañ yeneen compétence am te ne mën nañ def sax lu ëpp loolu donc loolu nag soxla nañ aussi buñ ko mën a yéegal niveau boo xam te ne bu gën a kawe day gën a am solo ci wàllu faj waaw loolu daal dañ doon wax pour l'instant macha allah bu yéegoon niveau bu gën a kawe day gën a am solo ndax santé moom dafa nekk domaine boo xam ne képp ku ci yëngatu aussi donc nga jàppale ko du yàq ndax jàpp naa ne képp koo xam ne sa nopp muy metti wala sa bëñ muy metti wala li ngay njëkk xalaat rek waa kër docteur donc jàpp naa ne seen xel bu dalee rek ñun suñu xel dañuy dal donc du ñu def dara aussi ma fekkoon la fi aussi man fekk naa nga sol je pense que yére Bété World voilà xanaa ñoom dañoo bokk ci seen partenaires yi nga xam ne dañ leen di taxaw wala daa am li ñu leen di jàppale wala ñoom bëgg ngeen ñi leen di jàppale parce que reportage yu bari yi ma def ci dëkk bi mosuma dem foo xam ne tudduñu Bété World ñoom ñiy jàppale ci nangam donc ay quelques mots rek nga lancé ko ci ñooñu aussi ak lan ngeen di xaaraat ci partenaires yooyu ndax donte ñoo ngi def mais bu ñu sañoon aussi ñu gën a yokku mais rawatina ci domaine santé bi nga xam ne ñun aussi ñun foofu lañ yaakaar ñu gën ko yokku daal. waaw foofu de am naa ne question la boo xam te ne yaakaar naa bënn ba boo ko posé question dinañ ci sawar a tontu parce que day arrivé moment boo xam te ne am na ñoo xam te ne dañ naan est-ce que ñun bokkuñu ci sax état correct parce que bu foo xool fii loo xamante ne wax dëgg yàlla dafay day servir askan bi dëgg-dëgg day jëriñ askan bi dëgg-dëgg waa Corée bu ñu ko deful maanaam waa Bété World jaaree ko waa Bété World donc bokk dugal nañ ci seen loxo lu gën a am solo donc loolu moo waral parce que du niveau case bi rek lañ def partenaire ak ñoom mais dafa yaatu ci bënn ba naa loolu moo waral foo dem rek koo posé question mu tuddal leen parce que wax dëgg yàlla bëri na lu ñu fi def am na yoo xamante ne mën naa ko répéter mais xam nga ko mu ngi mel ne comme piste bi ñu fi def tali yi ñu def fii loolu ñoom ñoo ko def ñun ñëpp xam nañ ne ay millions la loolu nekk na loo xamante ne wax dëgg yàlla xaw na désenclavage maanaam xaw na village ni mu ruqee woon xaw na dindi ruqwaay bi parce que da nga daan wëri léegi nag fii ngay jaar donc loolu gis nga investissement bu am solo la li fi des def nañ fi école ba fexe effort bi ñu def ba def école yooyu fexe nañ ba léegi fii am na CEM donc da ngay gis ne ñoom effort bi ñu def wax dëgg yàlla xanaa dañ leen di remercier baat bu ndaw la mënoo ko dépassé mais buñ sañoon sax am ab yeneen baat yu gën a koy pour wax leen wax dëgg yàlla wan leen comme li ñu defal fam ñu toll ci noonu la ñuy defee ci école bi noonu la ñuy defee ci santé bi aussi ak yeneen formation yu bëri yi fi def donc
loolu pour l'instant macha allah donc ay kaddu cant ak ngërëm donc mënuñoo wax leneen lu dul ne thank you lañ koy waxee ci anglais waa BTO donc ak liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def Kër Balla donc bientôt aussi ci émission koom-koom ñun dinañ defaat les réalisations de BTO les réalisations de Koika donc à travers aussi le Sénégal mais rawatina aussi Bennaba ñun dëkk bi ñu nekk donc ñun dañuy wax ne donc bu fekkoon ne jaroon na ñu jël suñu carte d'identité yi donc dem voter ñun mënoon nañ voter ci Corée mais malheureusement comme ñun ay sénégalais lañ xanaa ñuy ñaax autorité étatique yi à travers le maire aussi de la commune donc ñu ngi lay lancer appel boo xam ne case de santé Bennaba muy fi soxla na ndimbal à travers ñi nga xam ne aussi dañuy yeewu tëj seen kër yi daal di ñëw fii di jàppale patients yi te ñooñu aussi bu ñu toogee seen xel yi dal donc dina baax trop mais bu ñu toogee aussi di xalaat est-ce que kër ga am na ceeb ndax ñor na wala ñorul aussi foog naa ne seen xel du dal parce que kër docteur boo demee ku la war a faj nga fekk mu feebar foog naa ne yow pour nga faju dina doon problème ba ñun ñoo ngi ñaax aussi autorité étatique yi homme de bonne volonté yi képp ku mun a jàppale case de santé Bennaba donc yomb na bul jaar feneen lu dul xanaa boo ñëwee ba lakk bi nga daal di continuer tali bu xonk bi nga xam ne aussi coréen ñoom ñoo ñu ko defal donc nga daal di ñëw boo ñëwee donc ñëwal directement Kër Assane donc case de santé foofu la nekk amul benn intermédiaire boo ñëwee di nga fa fekk toute l'équipe nga poser leen question yi ñu soxla ci santé nga jàppale leen parce que boo leen jàppalee rek mooy jàppale nga toute la population de Bennaba. C'était la voix de Didier Niox l'enfant série de Diofior en compagnie de toute l'équipe de Bennaba TV di leen di jaajëfal bu baax a baax jox leen dig daje ci beneen émission ci beneen thème seen émission koom-koom biir Bennaba TV.